mbégte la ñuy am ak bànneex mbokk yi di leen teeru ci seen émission Tam-Tam fii sur la RTS 2 tey nag dinañu am mbégte gunge leen ci label 221 ak li nga xam ne rek mooy création de bijoux ak accessoires en wax buñ ci jógee dinañ ñëw ci nañ ci ànd ak Maimouna Sy Maimouna moom mooy borom label 221 waaye tamit ki nga xam ne rek mooy Nabou dina ànd ak ñun ci métier de la semaine ñu fas yéene waxtaanee li nga xam ne mooy désinfection maanaam nettoyage bu am solo boo xam ne yittewoo nañ ko bu baax a baax si wàllu mbas mi ci bureau yi ak tamit ci biir kër yi Aïcha dinañu gunge ci biir Tam-Tam dinañu ànd ak moom waxtaan ak ñoom ci sujet yi nga xam ne yépp moom lañ fi fas yéene amal waaye ki nga xamante ne nii mooy Ndeye Amy Dia day suñu invité tey ci biir Tam-Tam nekk présidente section couture et teinture fële ci village artisanal bu Soumbédioune dañuy am mbégte mbokk yi ci sommaire boobu faram-fàcceel leen ko ginnaaw bu ñu demee régie dellu siwaat borom label 221 nuyu naa la am mbégte dalalaat la ci sañse bu rafet bi. macha allah man maa gën a am mbégte rugi maa ngi lay fay sañse bi nag xam nga rek ñun comme dañuy dox ci label 221. consommer local dañuy bëgg saa su ne bu ñu ñëwee mu am benn touche boo xam ne day wane ne ñu ngi dox ci promotion savoir faire local. comme ni nga ko waxee nag label 221 ñëwaat na nuyu téléspectateurs yi nga xam ne saa su ne dañ koy xaar altine bu ne di nuyu tamit ñi nga xam ne ñoom laa féggoo ci plateau bi nuyu suñu invité bi nga xam ne mu ngi bàyyi ko fële ci village artisanal bu Soumbédioune. mbégte lay doon ci biir label 221 ndax saa su ñëwee ñu gis ko ci moom d'abord balaa mu ñoo indil lu am solo li ñu fiy tegal waaye tamit yaa ngi feggoog Nabou ci métier de la semaine saa su ne moom itamit mu ñuy indil sujet yu am solo Nabou nuyu naa la. maa ngi lay fay Rougui di nuyu ñi ma bokkal plateau bi di nuyu aussi sunu gan gi maa ngi nuyu aussi téléspectateurs yëpp di leen dalal ak jàmm ci seen émission Tam-Tam. métier de la semaine nga fas yéene waxtaanee. métier de la semaine comme chaque lundi tey ñu andil leen beneen métier bu yees. beneen métier bu yees ci kanam lay doon Aïcha tamit nag daf ñuy gunge ci waxtaan yooyu le parce que xalaatam dinañ ko soxla lool ñu ciy waxtaan ak moom am ci mbégte maa ngi lay nuyu di la dalal Aïcha. ok maa ngi lay fay bu baax a baax di nuyu Maimouna di nuyu itam Seynabou di nuyu invité bi ñu dalal ci plateau bi di nuyu également mbokk téléspectateurs yu ñu seetaan saa su nekk ci biir seen émission Tam-Tam. alors Ndeye Amy Dia nekk présidente section couture ak teinture fële ca village artisanal nekk jigéen yu jàmbaare yoo xam ne boo demee fekk leen fa ñuy am mbégte nag dalal fii ci plateau Tam-Tam nga xam ne toujours dañ leen di gën di bëgg a jege gën di bëgg a fësal li ngeen di def Ndeye Amy maa ngi lay nuyu di la wax dalal jàmm. waaw maa ngi lay fay Rougui maa ngi lay fay bu baax di nuyu ñi nga xamante ne ñoom laa fekk fii ci plateau bi maa ngi leen di nuyu bu baax di nuyu Maimouna vraiment di kontaan ci plateau bi. merci beaucoup ci kanam dinañu waxtaanee li nga xam ne rek moom lañ fi fas yéene faram-fàcce alors ci label 221 buñ ci delloo rek Maimouna tey da nga indi lu am solo. ndax buñ ne wax xam nañ ne dafa wër àdduna. waaw bien que mi ngi jóge fële ca Pays-Bas mën nañ ne li ci gën a bëri ci wax yi ñuy gis. foofu la soxee ko waaye continent africain. li mu ciy liggéey. surtout jamono yi. doy na lu jéggi dayo te tey moom xam naa ne. di nga ñu ci wan yenn. ak yeneen ak yeneen. waaw xam naa ne am na sax loo xamante ne réalisateur bi wala caméraman yi jot nañ ci wane sax ndax bu ñu xoolee plateau bi tey mel na ni table bi te coloré na de gis nga coloré na bëri na ay ñu loxo nee na waaw ñu ngi ko junjee ndax noonu la tey dañu ñëw fas yéene waxtaanee li nga xamante ne mooy confection des bijoux et accessoires yoo xam ne dañ ko def à partir du wax wax nga ko nag wax dafa nekk tissu boo xam ne dañ ko askanalee waa Afrique donte sax ne defaree wuñ ko fii mu ngi bàyyeekoo Hollande mais mu nekk loo xam ne dafa mujj dugg ci biir identité africaine dugg ci suñu culture ci ñoonu nag ñu ne ñun tamit dañu xool fii Sénégal ñi nga xam ne ñooy suñu artisans yi ak artisanes yi ana lan lañ ciy def ana lan lañ ciy créer d'autant plus que ne boo xool ci biir sax day am tamit benn dimension protection environnement ak développement durable boo xam ne da ciy feeñ maanaam lépp loo xam ne dañ koo sànni ba ñu yaakaar ne lii mënatuñ koo jëriñu wala lii amatul njëriñ ñoom ñu jël ko defaraat ko jox ko une seconde vie comme on dit ci noonu nag ñu demoon def benn reportage boo xam ne dañoo dox
doxantu nag ba Ndar. Saint-Louis xam nga Saint-Louis nag moom c'est la ville tricentenaire. mooy ville bu mag boobu nekkoon première capitale du Sénégal. nekk tamit ville boo xam ne tourisme dafa am solo tubaab yi di fa faral di dem lu bëri. ñi nga xam ne nag ñooy yëngu ci artisanat bi dañ siy gis sax koo xam ne peut-être xëy na jàngam soriwul noonu trop sax mais muy exprimer wu en français sax moo koy gën a yomb mu wax wolof. am na nag kuñ ci dajal dama lay bàyyi rek xam naa nga lancer élément bi bu ko defee ñu dellu siwaat mën a yaatal. dëgg la kon dañuy dem xooli élément bi dellu siwaat gën a mën a yaatal waxtaan bi. Je m'appelle Sokhna Diop di Ndigal yaay Ndigal. Voilà, je suis artiste, ça fait 12 ans que je suis assise là, en face de l'hôtel résidence, que je fais mes bijoux. Je les fais de toutes sortes, en patchwork, j'utilise toutes les perles modernes, les perles originales, du bois. J'utilise tout ce qui me passe sous les yeux et que je trouve beau. Depuis 2-3 ans, le wax est devenu la mode sur le monde entier. Donc, j'ai commencé à travailler sur les colliers en wax. Avant, c'était des nombres simples, c'est-à-dire quand on entend nombre, c'est les colliers que les Baye Fall portent en général. J'ai amélioré avec les petits wax. Je me suis dit, ça passe. C'est original, c'est relax pour une africaine, tu vois, de mettre un tour du cou comme ça sur le cou, tranquille. Tu vois, nous sommes déjà très très jolis, on n'est pas obligé de mettre de l'or ou de l'argent pour être joli, tu vois, il faut se sentir à l'aise. Après, j'ai amélioré avec du courri, avec du bois, tu vois, en mettant 3 ou 4 nombres ensemble. Après, il m'est venu à l'idée, avec les rayons de soleil, que je n'arrête pas de regarder, comme ça me fascine de tous les jours ce soleil, et j'ai passé à ça. Les colliers en wax avec les rayons de soleil. Donc je les appelle colliers rayons de soleil couleur d'Afrique. Je continue toujours avec les perles, le bois, les graines et tout, avec quelques recyclages en boucles d'oreilles, c'est-à-dire des chambrailles de vélo, ajouter du perle, des bouchons de vin, tu vois, que je trouve dans les bars, tu vois, que j'utilise en boucles d'oreilles, en collier. Et voilà, c'est un métier qui me passionne, que j'aime beaucoup, parce que j'adore les couleurs, et je suis une personne très très solitaire, c'est-à-dire j'aime pas être dérangée, je veux ma quiétude, je tiens à mon bien-être, je tiens à être tranquille. Je ne suis pas très souvent d'accord avec les gens quand je discute, donc je préfère le lien, une amitié entre moi et mon esprit et ce que je fais. Et depuis, ça me rend de plus en plus sage et je me sens pas du tout seule quand je suis chez moi devant ma télé en train de faire mes bijoux, parce que chaque fois que je fais une évolution sur les colliers, c'est comme si je fais un grand pas dans cette vie. Parce que je suis africaine, je suis sénégalaise, je ne suis pas née dans une famille où on fabrique des bijoux, mais je peux dire c'est un don du ciel. C'est quelque chose d'assez spirituel chez moi. J'aime tout ce qui est beau, j'aime. Si je regarde la télé, c'est pas spécialement pour voir un film d'amour, c'est vrai que c'est beau. Mais bon, c'est juste plus voir la décoration, les belles maisons, les jolies couleurs. Et donc, c'est quelque chose qui est en moi, c'est quelque chose que je fais évoluer dans moi. C'est magnifique Maïmouna ñu gis ne mu allié na le wax boole na ci perle boole na ci sax recyclage mu doon lu am solo et le résultat est juste fabuleux. waaw fabuleux magnifique gis nañ ko noonu ci reportage bi Yaay Fall soxna mi nga xamante ne moom artisan la nekk fële ca Saint-Louis maa ngi ko doon wax sànq nag mu nekk liggéey bu am solo boo xamante ne mu ngi koy def depuis des années mais mu am ci passion bu rëy gis nga élément bi laata muy jeex mu ngi wax naan moom sokkeekoowul ci famille boo xamante ne dañ koy def donc da ko bëgg rek ak tamit xam naa mu am ci talent am ci may boo xamante ne yàlla moo ko may mu ci yëngu nag di ci liggéey di ci def ay accessoires façon bijou boo xalaat rek comme ni nga ko gisee ci élément bi suñu invité sax moom ñoom it nekk fii ci Dakar wante di ci def lu am solo collier bi mu takk boo ko xoolee xam nga ne day fekki ba nga xam ne moom lañ gis ci élément bi fële ca Saint-Louis Ndeye Amy mu ngi noonu lan ngay wax ci élément bi nga xamante ni tourné nañ ko ak
ak soxna si yi nga xamante ne moom la ñu gis te mu fekk baax ca Ndar. waaw soxna si nga xamante ne moom yéen a ngi ko fekk mu nekk fële ca Ndar moom macha allah ci li muy liggéey ci vax yi parce que ni ma ko gisee nii def na ci ay collier def ci ay jaaro nopp def ci liggéey na ci lu nekk daal donc gis naa ne daal li muy liggéey moom jaar na yoon kon dañ koy encourager rek mu gën a góorgóorlu ci liggéey bi parce que ni ma ko gisee ni mu waxee nii xam naa ne ku xarañ la parce que ne it yoo ko muy toog di seetaan ay film mu toog xalaat ay couleurs yu mu war a boole pour liggéey ko donc vraiment nit ku jàmbaare la waaw ñu nag moom ñoo bokk façon de travail. d'accord Rougui mu ngi noonu ñoo ko gisandoo mais ci biir liggéey bi mu am ci tamit dimension bu am solo boo xamante ne mu ngi koy soulever ci reportage bi. mooy seen inspiration ak seen environnement ni nga xamante ne noonu lay influer ci seeni création. ñu bëggoon rek day ami laaj la yéen par exemple bu ngeen waroon defar gis naa ne sànq may wax na table bi ñëw ñu loxo neen. gis naa ne lii baxet la pour xale foog naa de mooy ñi def ci bopp yi am na tamit ay bracelet yoo xamante ne da ngeen koy def ndax li leen wër dina faral di feeñ ci liggéey bi nga xamante ne moom ngeen di def. waaw parce que liggéey bi moom dafa nekk loo xamante ne par exemple don la ci ñun daal comme tey nii suñu gisee benn vax rek ñun dañu naan vax bi soo ko defee collier dina rafet wala nga ne vax bi mun nañ ko def boucle d'oreille wala serre-tête et cetera comprendre nga. vax bu nekk rek ak liñ ko war a liggéey daal. te liñ ciy liggéey yépp ñun ñu ngi koy liggéey ci sunu loxo. amul lenn loo xamante ne machine moo koy defar. lépp ñun ñooy jël puso. créer ko liggéey ko ci sunu ay loxo. mu ngi wax naan am na ci benn collier boo xam ne mu ngi ko tuddee collier soleil. avec les rayons du soleil. waaw ndax yéen itam fii au niveau de Dakar village artisanal yow ak ñeneen ñi nga xam ne dañuy yëngu ci lii. su ngeen di créer. xam nga après tout lii liggéeyu artiste la. waaw te buñ ne artiste rek dañu ne création. maanaam inspiration bi fu muy jugee. lii nan laa ko war a mën a defaree. da ngay toog rek xalaat dara def ko nii wala ndax da nga koy dessiner wala dañ la koy junj wala da nga koy yëg sa yaram rek def ko. waaw ak loo ci jublu tamit. loo xamante ne ñun dañ koy yëg su suñu yaram daal. comme par exemple mooy li ma la wax sànq rek. da ngay jël vax bi téye ko. soo ko xoolee. sa xel ñëw que ne vax bi créé ko def ko lii. léegi soo ko créé xalaat ko jël sa benn collègue woo ko ne ko waa man de vax bi dama ko am. mais lii ak lii laa ci bëgg a def. mu ne waa def ko lii boo ko defee lii dina rafet. affaire bi dafay ñëw su suñuy ay idée daal. dafa nekk loo xamante ne mun naa la ne don la ci ñun. tey soo ma tegaloon fii benn vax léegi mun naa la ne vax bi boo ko defee sac à main dafay jàll. ci lay gën a génn ci lay gën a génn. ma ne la léegi par exemple vax bi mun nañ ko defaral pour xale parce que dafa am yenn couleur vax yoo xamante ne moom la ñuy ñawal xale yi seen ay robe yi. dinañ ci defal ay seen serre-tête yi affaire yooyu donc couleur vax bi xale mën a sol ak bi mag di sol. du nekk benn. loolu mooy affaire bi nga xamante ne daal. nekk na ci wàllu vax yi nag ñun. ñu ngi ciy liggéey lu nekk. ñu ngi ciy liggéey ay sac à main. ñu ngi ciy liggéey ay serre-tête chouchou yi. poupée yi. ñu ngi ciy liggéey collier yi comme genre bi ma takk. xam nga lii xale bu sañsee tout noir ba takk ko. da ngay am lu bari de ah. ma gis ci lii sax ci vax gis nga poupée bi nii. ngeen def poupée nii. poupée bu jongoma bi ñu def ko ci vax bi. ngeen solal ko sañsel ko nii sañsel ko mu rafet en même temps dafa nekkaale ay boîte à bijoux parce que soo ko ubbee noonu. ci biir dafa am ay bijoux yu nekk ci biir. mais surprise kon xam nga ne lii du poupée rek de. lii du poupée rek. poupée la en même temps. nekk panier à bijoux voilà nga xam ne surprise lay doon. fii sax mën naa ne xale yu sob yi mën nga leen di nëbb say. mën nga leen di nëbb say bijoux du ñu xam nu mu demee. am na solo. dëgg la am na solo ñu gis aussi beneen poupée nii. ci kanam grande dame baa ngi nii. mooy grande dame bi de. d'accord léegi man li ma bëggoon xam mooy poupée yi. est-ce que loxo kese ngeen koy defaree. ak tamit wax yi ngay wax. est-ce que wax yëpp mën na def poupée. waaw bu dee poupée yi moom wax lu mu gën a rafet rek gën a rafet ci poupée. parce que poupée yi moom lu mu gën di jongoma rek gën a baax parce que poupée africaine la te ñun femme africaine xam nga rek. dëgg la
dañoo africaine avec ses rondeurs. waaw. kon lan moo koy composé nii. poupée bi lan ak lan la nii. wax bi la ñuy jël finition yi mais loxo moo koy defar yëpp. yëpp loxo ko ñaw lépp loxo moo koy ñaw. tànk yi loxo yi. tànk yeeg lépp. d'accord tànk yi fer la ñuy jël ñoo koy jël def ko ba mu nekk forme tànk bi génnee ndigg bi et tout. mais ndeyam yi nga ne lii jàngu leen ko tamit. inspiration la don la mi ngi noonu rek don daal la moom suñu don la moom boo xamante ne moom. doy na waar ndax lii nii surprise la ndax kenn du ko xool xam ne. peñe moo nekk ci biir mën nga cee denc bagage boo yoree ay xale yu sob sa kër. mën nga see denc say bagage sans pour autant que ñoom ñu xam ne am na ay bagage yi ngi ci denc. fooykaay rek la ñuy gis. mu tege duñ ko laal donc li nekk ci biir mën nga ko denc facilement. dëgg la alors Aïcha gis nga grande dame bi de moom lañ la féetale nii mais aussi ñiy def liggéey bu am solo parce que tamit sànq ñëw na ci li nga xam ne dafa mel ni ñoom dañuy def dañoo am un esprit d'équipe maanaam dañuy sottante xalaat nga gis dara def war koo defar nga ne xaaral ma xool ci xalaatu Aïcha ndax mu bu ñu boolee xalaat yi mu mën a joxe résultat bu am solo. waaw Rougui loolu doon na benn initiative la bu rafet parce que comme ñoom ñoo bokk liggéey bi donc day baax tey jii moom bu amee comme li mu wax sànq am benn idée gis benn vax xam ne dina dem ci collier wala ci poupée. mu oo benn naataangoom koo xam ne ñoom ñoo bokk liggéey bi mu yokk ko xalaat ne ko boo ko defee nii ci lay dàkk te en général bu demee noonu sax souvent après lim lay wax loolu ngay gis. man Rougui xanaa benn question laa ko bëgg a laaj mooy poupée yi nii ñu defar. yére yi ñuy sol ndax ni ngeen koy ñawee c'est à la main tamit ndax yéen a koy ñaw wala tailleur moo koy ñaw jox leen ko parce que dafa mel ni ñawu machine. boo koy xool dagg nañ ko de. tegu na daal dafa mel ni sama taay maam. ak finition yi dafa mel ni tailleur moo ko ñaw. waaw soo déggee sànq bi ñu may présenté ñu ngi ne présidente couture teinture. dëgg la. couture teinture. très bien donc dañuy dagg. bu ñu daggee ñaw yenn yi ci machine yi. mais am na li ci ëpp ci liggéey bi loxo moo koy def. li ci ëpp ci liggéey bi loxo moo koy def. d'accord boo xoolee poupée bi nii. loxoo ko dagg. donc comme valant France yi nii rek. fa la machine bi jaar. ak teg finition bi nii. machine bi jaar fa après li si des yëpp ñu eggale ko ak sunu loxo. mbaa laxasu leen ci jaan mooy mun. mbaa laxasu ci jaan. non yaakaaruma ko nag. poupée yi cherul moom laxasu ci jaan moom. dañuy faral di wax ne feemee bi ku ñëw rek ngeen ne ko lii de loxo lañ ko defaree. te waaw mais amul njëg de loolu la ñuy wax. waaw dëgg la nag le travail d'artiste n'a pas de prix. waaw amul prix moom waaw. kii beeg yooyu amul prix. waaw alors bëggoon nañu peut-être xëy na laata ñuy jeexal ndax xam naa ne léegi tey nga ne ma faw ma xuus. ñu ñëw rek ci seen liggéey tamit fële au niveau du village artisanal ci li nga xam ne mooy section coupe couture ak teinture yaa ngi koy wax sànq. weer yee si ginnaaw xëy na yéen a ngi doon def assemblée générale. yéen jigéen ñi nga xamante ne yéen a nekk ci sous secteur boobu. ci fu mu ne nii temba ci lan ngeen ne ci lu ngeen di yëngu ak tamit nan la liggéey bi demee. waa liggéey bi moom ñi ngi sant yàlla bu baax parce que doomu aadama moom amuloo lu dul sant yàlla sunu borom bi liggéey bi sooxe na. liggéey bi sooxe na par rapport ak année yi passé crise sanitaire crise bi yeeg yooyu moom moo tax moom vraiment liggéey bi doxatul mais ñun à chaque fois rek ñu ngi nekk ci li ñu war a nekk mooy que ne suñu xëyee dañuy dem village artisanal liggéey suñu liggéey suñu amee xaalis baax na suñu amul xaalis ñu ngi ak suñu ay matériel dinañ jël si vax yi toog liggéey ko tout le temps ñun ñu ngi am li nga xamante ne am nañ suñu activité boo xamante ne daal ñun ñu ngi koy jëmale kanam waaw bu ñu amoon tamit ñu ñuy jàppale ci wàllu liggéey bi parce que poupée bi soo ko defaree tey yóbbu ko extérieur day jaaxal ñu bari dëgg la day jaaxal ñu bari création bi naka la ko nit mën a defaree parce que man damay génn di faral di dem di jaay ji d'accord ci dëkk yi mais soo fa yóbbu poupée nit ñi suñ ko gisee dañ koy jënd kon nag bon su fekkente ne am nañu secteur bu mel ni village artisanal d'art parce que artisan mooy fekk lu ñu nar a jël sànni ko ci mbalit jël ko récupérer ko defar ko ba nga xamante ne nit dina ko mën a jëriñoo kon suñu amee ñu ñu jàppale ci artisanal ñuy jël sunu ay produits di ko yóbbu di dem di ko jaay ji extérieur loolu day gën a doxal métier bi
waaw. yaakaar naa ne teg na baaraamam ci fi nga xam ne peut-être xëy na artisanat de manière générale sax loolu problème bi maanaam mooy distribution bi promotion bi ak surtout consommation maanaam nit ñi di jëriñoo li nga xamante ne mu ngi fekk baax ci réew mi rugi yaakaar naa loolu problème la boo xamante ne ñoom ñëpp yàgg nañ ko joytu mais tamit bu nit di liggéey ba nga xamante ne am na gàllankoor di ñuy olof di wax naan jinax day bëri pax waaw jinax day bëri pax waaw est-ce que yéen a ngi xalaat par exemple comme nit ñi ñëwatuñu dem ak dikk bi jàkkaarloo bi mënatul yombatul noonu torop déplacement nit ñi naan xarala yu yees yi tamit comme ni nga ko defee nii tey macha allah sax sa ba jëkk def sa collier nga def sa shooting wala sa snap wala sa vidéo rek sànni ko noonu maye ko xam nga ne loolu mën na xëcc client yoo xamante ne dina leen intéressé d'abord au Sénégal avant sax ñuy wax extérieur ndax loolu tamit yéen a ngi ci yëngu tuuti waaw ñu ngi ciy yëngu parce que boo ñëwee biir village artisanal rek boo ñu fekkee ñu toog suñu biir magasin yi dañuy jël vax yi def ci ay bonnet def ci ay musóor des fois man ma def ci sama grand bu vax bu jaar yoon boo xamante ne ñun ñoo ko ñaw parce que man couturière laa comprendre nga donc genre poupée yi amul dara lu muy gaañ ci xale te tey ñi nga xamante ne ñi ngi nekk fii Sénégal dañuy jënd seen doom yi ay jouets yoo xamante ne yi xale bi mën na ko téye même pas une semaine mu yàqu mais yii nii su la neexee sax mën nga ko raxas ay at lay def weer ko mu wow séché ko mu wow koŋ du gaañ xale bi du def dara te fii lañ ko defaree ci biir réew mi te may mun a sax dafa wax lu am solo ndax nee na jinax day bari pax te bari pax boobu gis nañ fi njiitum réew mi bu yàggul yéen couture ngeen di def te mi ngi waaj a def tenue scolaire yi nga xamante ne artisan yi woo nañ leen ci donc c'est l'occasion pour que ngeen bàyyi tuuti poupée yeeg yooyu nga xam ne am ngeen ci un grand stock tugg ci couture bi nga xam ne c'est pur et dur tenue yeeg confection bi en tant que tel defe naa dina si baax waaw dina ci baax pour finir waaw ñi ngi koy xaar de parce que comme li nga wax jinax dafay bëri pax yi moom moo bëri parce que li nga xamante ne njiitu réew mi moom yéene nañu ko ñun artisan yi am na yéene ci ñun macha allah yéene bu baax am na ko ci ñun lim ñuy defaral gisaguñu benn président bu ko mës a def fii ci artisanal njiitu réew mi ñu ngi koy gërëm di ko sant de passage bon dig nañu ko wàllu blouse yi ñu ngi toog ñun di xaar dina ñëw ñu ngi toog di xaar te am naa yaakaar que ne dina yegsi ci ñun daal dina egsi lànk rek pour finir rek waaw bon pour finir xanaa ñu sant ko gërëm ko bu baax a baax peut-être xëy na donner juste une information parce que semaine bi passé ñu ngi doon waxtaan ci li nga xam ne mooy tenue scolaire yooyu nga junj léegi ak blouse yi suñu invité ñëwoon fii Ndiouga Dia ñu koy nuyu au passage di ko remercier moo ñu yombalal ba nga xam ne Ndeye Amy ñëw na fi ba mu fi jógee mu may wax naan ma il a eu beaucoup de retours de bons retours par rapport ak émission bi ni ñu koy suivre ak tamit jot nañu dem nee na dans la semaine gouvernance defaat réunion pour suivi li nga xamante ne mooy mbirum blouse yi donc loolu kay xam nga ne macha allah sant yàlla rek la vraiment ñu ngi naan yéen ñëpp daal ngeen jot ci waaw buñ ci jotee moom ngeen gën a dooleel bokk nekk benn dooleel seen bopp ngeen mën a jot ci liggéey bi dëgg la ñun moom ci loolu lañ nekk moom ci dooleel suñu bopp gëm li nga xamante ne moom la ñuy def parce que métier bu nekk boo ko gëmulee doo ci dem exactement ñun lii ñuy liggéey muy artisanal d'art ñun dañ ko gëm très bien ndax man su ma la nee depuis ma am 4 ans ba léegi maa ngi biir village artisanal sama yaay moo ma daan jàpp ci loxo di ma fa yóbbu ci biir village bi ma am 4 ans xale bu ndaw ma dem ba léegi macha allah am fa sama boutique ba jiite fa mbooloo macha allah donc dama ko gëm moo waral ma egsi fa ba léegi te xam ko bu baax it am na sama ay morom yi nga xamante ne ñoo fa ñëwandoo macha allah te ba léegi ñoom tam ñi ngi fa mu nekk loo xam ne lu ñu xam la nag dëgg la wàllum artisanal d'art dañ ko xam da ngeen ko xam dañ te ko am na xam solo lool tarbiyu ko te xam nañu li muy jëriñ ci réew mi très bien ndax di nga fekk benn xale boo xam ne dafa nekk ci école di jàng ñu dàq ko jàngatul peut-être yaayam amul lu mu ko fayalee pour mu dem jàngi feneen ñu récupérer ko teg ko suñu wet c'est très important jàngal ko ba mu mën métier bi dëgg la dem ba am place boppam di ci jëriñ ay waajuram très bien
kon ñun métier bi ñu yor ñun xam nañ valeur am. yéen a ngi ci créer ay emploi am na solo muy mun a di kontaanati rek ci li nga fi indi comme d'habitude mu doon lu am solo doon loo xam ne dinañ ci gis utile dinañ ci gis agréable ndax di nga takk say accessoire jekk rafet wane sa culture wane sa cosaan waaye tamit comme gi dina ñëw ñu ngi leen di ñaanal comme gi gën a yokk alors fu ñu tollee fii ne dañuy dem régie tuuti dellu siwaat attaqué suñu beneen chronique. bureau yi nag ak kër yi sax nekk ay béréb yoo xamante ne mën naa ne saleté dina fa ne bactérie dina fa ne rawatina nag ñu nekk ci mbas mi doon loo xam ne microbam wala virusam bi nga xam ne moom la àndal fu mu tegee set a ko fay jëlee de ndax moo tax ñu naan nañu raxas suñuy loxo nañu takk suñuy masque nañuy dandante te moytu rassemblement yi ndax ku ne mën na ko ne ciix yóbbu sa kër ba tax na nag Nabou nga demoon jëlal ñu élément boo xam ne dañuy wax ci désinfection bureau ak maison. Rougui comme ni nga ko waxee raxas loxo am na solo di takk masque am na solo mais tamit surtout bërëbu liggéeyukaay yi ñu koy faral di désinfecter lu baax la surtout bu fa kenn nekkulee wala yenn saay bu nit ñi liggéeyee ay 1 semaine 2 semaines ñu désinfecter foofu yépp daf ciy baax ndax mbas maa ngi fi te forme bi fi nekk dafa garaaw muy delta bi looloo waral sax nag sabab tey sunu métier de la semaine ñu daal di koy jagleel métier désinfectage ak nettoyage désinfectage boobu ci biir loolu dañ ko daal di professionnaliser ndax bu njëkk dañ daan gis sunu wayjur yi daan yor ay pompage lu ñuy liggéeyee def ko ci seen mbagg mais nag di pomper ñu dem xooli élément bi te ñëw kon d'accord on va regarder l'élément et on revient. Le nettoyage et la désinfection donc loolu mooy suñu spécialité nettoyage le 100% écologique ñooy déplacé wu dem auprès des particuliers et des professionnels maanaam kër yi entreprises yi hôtels yi en général donc pour def liggéey boobu noonu de désinfection et de nettoyage donc travail boo xam ne le vapeur la ñuy utiliser et c'est 100% écologique. Alors loolu nekkul dañ ko remarqué ci métier bi mais jànkonte wuñu ak moom parce que pour lan képp ku dugg fii da ngay suivre benn formation bu rigoureuse boo xam ne loolu mën a nekk tooke du nekk tooke ci yow. damay expliquer wu dañuy def formation parce que fii nii principal risque bi mooy vapeur bi mën na atteindre 175 degrés ku nekk xam ne tàng na donc cela les cleaners bi mën na ko lakk mais formation bi muy am buy tàmbale métier bi moom mooy tax day xam nan lay manipuler machines yi ba du jànkonteel problème yooyu noonu musuñ ko am en effet suñu équipe yi. da ngay protéger wu comme ni ma la ko expliqué ay machines yoo xam ne machines yu spéciales yu ñuy utiliser. dañuy njëkk tàmbale formation bu intense boo xam ne ñëpp dinañ maîtriser ku nekk li nga war a utiliser machine bi da nga koy maîtriser de telle sorte que vapeur bi du la lakk donc protection bi foofu noonu la mënoon nekk. courir loowuñu benn risque suñu ay cleaners nettoyage désinfection comme ni nga ko waxee ci contexte Covid bi ça va de soi. dañ ko professionnaliser ba pare jumtukaay yi bokkul. parce que comme ni nga ko waxee lu nekk day évoluer mag yu njëkk yi doon nañ gis ñuy boot kii di pompe di dem bi nettoyage la quand même désinfection la mais c'est du benn déjà machine yi ñuy utiliser du benn nettoyage à la vapeur c'est un peu particulier parce que dafa nekk forme de nettoyage boo xam ne du yam kese ci surface li ñuy nettoyer day dugg ba ci biir fii Sénégal ku nekk xam na ne allergènes yi mu ngi fépp sonal na asthmatique yi sonal na ñi nga xam ne am nañ sinusite et autres donc forme de nettoyage bi nettoyage am na depuis longtemps comme ni nga ko waxee mais bu bees la quand même on peut dire ça révolutionné nañ ko parce que vapeur bi ñuy utiliser day rey tout ce qui est bactéries tout ce qui est acariens te du nekk kese en surface day dem ba ci biir voilà. nettoyage am na
désinfection am na. waaye ñi matal nañ ko de. matal nañ ko ñoom waa As2Jo ñoom ci loolu la ñuy yëngu mu nekk nag métier désinfection mu nekk nag métier bi nga xam ne am na ay risques ndax la ñuy utiliser naam tooke la. mais danañu fexe def le tout protéger wu ba tooke boobu noonu ñoom ci seen bopp du leen laal. te nag jamono ji dafa baax ñuy désinfecter non seulement kër yi waaye di ko rappeler waat encore une fois bureau yi ak yenn entreprise yu mag yi ndax ku ne fay ñëw ku ne fay dugg liggéeykat bi donc c'est normal ñu leen di protéger en désinfectant les entreprises les maisons et tout. dëgg la mu doon lu am solo ndaxte booy seet sax fépp fu ñu ne surface la rek maanaam bactéries yi nga xam ne daan nañ ko faral di gis mais léegi ci mbas mi dafa tax ñu yokk gën a ragal gën a farataal Maïmouna nettoyage ak désinfection. waaw effectivement comme ni nga ko waxee rek jamono ji moo ko laaj mais bu nekkutoon mbas mi sax dafa war a nekk loo xam ne dañu war di ko renouveler de manière régulière rawatina nag ñu nekk ci moment yoo xam ne nag feebar bi dafay laaj saa su ne ñuy def li nga xamante ne mooy désinfection kër yi ak tamit bépp bërëb boo xamante ne ay nit dañ fay daje mu bañ a yem ci li nga xam ne mooy surface yi sol yi kese maanaam ci suuf rek mais li nga xamante ne mooy bureau yi ak fi ñu ñii di toog ak loko yeeg yëpp donc vraiment nekk na lu am solo et puis man je salue également l'initiative maanaam côté entrepreneuriat bi tamit daf ma ciy neex femme bi boo gisee ni muy waxee nii da ngay xam ne ku engagé la ku passionné la ba pare sax leeru ma de mais leer na ma ne la muy def ak la mu jàng boo oytuwul sax joteewuñu dara bokkuñu dara waaw da ko maîtriser n'est-ce pas juumu ma de juumoo ndax ñoom ci seen bopp du lu ñu jàng dañ leen comme jeune bu nekk ci biti gis ñoom la ñuy def amoo liggéey boo ko soxlaa da ngay dem ci ñoom te boo demee laata ngay dugg ci métier bi dinañ la ko jàngal defal la ay formation yu war formation yi nga xam ne di nga mën a moytu tooke bi nga xam ne produit yi ñuy utiliser mën na laa laal ba di la defal gàllankoor kon nag produit yooyu ñoom dinañ leen jàngal ba ñu xam nañ koy utiliser surtout kër yi nga xam ne dañ fay dem wala entreprise yi nga xam ne dañ fay dem moo am ay asthmatique ak yooyu am na ay produits yi nga xam ne ñu ngi koy utiliser te baaxul produits yi ñoom dañuy fexe ba produits yooyu noonu du gaañ kenn du am benn loraange donc nañuy professionnaliser comme chaque jour nuñ koy waxee rek métier bi ci nekk mu ngi fi yàgg na fi mais ñuy dem au fur et à mesure ñuy dem ñu koy professionnaliser daf ciy baax bu baax te maa ngi dégg sax ci waxam mu ne am na désinfection yi ñuy def c'est en profondeur parce que mën nga ñu gis nii rek poussière nga jël sa morceau fomp alors que ki nga xamante ne dafa am allergie ci kër ga wala dafa asthmatique poussière bi mi ngi koy dugg te doo xam fu mu jógee nga defee ne lu takk la rek alors que mi ngi ci biir te loolu am na solo bu baax Aïcha loolu am na solo bu baax a baax ndax xam nga ñoom seen liggéey boo ko gisee sax da ngay xam ne ni bokkul ak ñun comme li nga wax sànq nettoyage bi nga xam ne moom la ñuy def donc mu doon loo xam ne c'est très important parce que souvent même ak souvent contexte bi ñu nekk nii nga xam ne ne ñu ngi ci contexte su pandémie defe naa Seynaba bu dee dama juum nga wax ma ñoom la ñuy woo bu fekkee dafa am ay cas de contamination yu ñu seetlu ci benn bureau wala ci benn bërëb wala ci benn kër ñoom la ñuy woo ñu désinfecter bërëb bi donc mu doon aussi liggéey boo xam ne dafa bari risque il faut le dire sànq Seynaba bu wax na ko donc Rougui pour répondre à ta question waaw doon na loo xam ne ne vraiment dafa nekk lu am solo parce que dafay def différence ak tey kii di nettoyage bu simple bu basique bu simple waaw comme li mu wax dafay nettoyer en profondeur du bàyyi ci kaw te du dina dugg ci biir ak vapeur béclé parce que air la fu nekk lay dugg du bàyyi dara donc dina tax vraiment comme li mu wax bactéries yeeg acariens yépp dafay daal di dañ su ko defee ñi asthmatique ak ñi am yenn jàngoro yi vraiment dootuñu amati waa mën a féex doon na lu am solo ndax ndeyami fële ca village doon bërëb liggéeykaay boo xam ne bërëb bu mag la xam naa ne bokk na ci marché doon lieu boo xam ne ña fay jóge bari nañ te ku ci nekk fa nga jóge bokkul est-ce que yéen a ngi bàyyi xel bu baax yu mel nii waaw ñu ngi ciy bàyyi xel parce que dafa tombeek feebar bi wàcc ci àdduna bi mais doomu aadama foo mënti nekk ci àddina war nga ko defar ba mu baax ba nga xamante ne benn microbe du la fa fekk di la indil benn jàngoro
ñun nag yàgg nañu bu ñu toogee ba mu yàgg dañuy ñëw désinfecter village bi xool ruq yeeg ruqaat yi defaraat waaw macha allah Seynabou alors ci élément bi ba tey gis nañ ci ne normalement bu nekkee ñoom ñi ngi def désinfection bureau yi di nga gis bouton d'ascenseur yi di nga gis loquet buntu yi machine AT yi fontaine d'eau yi nit yi dañuy dem ak a ñëw ñoom tamit defe naa seen xam-xam màcc na ci wàllu woowu de désinfection yi nga xamante ne du doon à grande eau mais day doon loo xam ne rek da ngay essuyer mais bactéries ak virus dootu fa taxaw bu ñu xoolee bu baax ci élément bi en arrière-plan dinañu gis ki nga xam ne mu ngi woon daanaka di def liggéey bi am na machine bi nga xam ne dafay utiliser pompage mu ngi nii di ko def mais bi mu paree ci machine bi am na benn bu sew boo xam ne bu ko yoree rek dina mën a désinfecter li nga xam ne moom mooy bouton yi ngay wax ak élément yu sewaan yooyu nga xam ne daf koy rëcc voilà ba tey sax mu ngi utiliser machine bu mag bi mais am na benn machine bu ndaw bi nga xam ne comme suñu góor yu baax yi ñu daan utiliser buñ ko yoree rek wékk ko seen mag muy bu sew bi nga xam ne day xaaw a gudd rek mel ni raccord noonu voilà moom la ñuy utiliser pour yenn ruq-ruqaan yi mu ngi noonu yenn ruq-ruqaan yu sew yi moom la ñuy utiliser pour fépp mën a laalaale couche yëpp ak fépp mais lii du tooy de non non du tooy parce que bi mu paree laal naa ko pour xool ndax dafay tooy wala mais non vapeur la ñu utiliser mais dafa tàng jër ndax machine bi bu ñu ko taalee bala ñu koy mën a utiliser dina toog ay 1 minute pour affaire yi mën a tàng wala sax 5 minutes au maximum pour mu mën a tàng ba ñu mën koo commencer utiliser macha allah dafa mel ni am na man su ma gisee waaw en fait su ma gisee li sama xel day dem ci pulvérisation yi nga xamante ne waa service d'hygiène dañ koy faral di def de manière régulière mais tamit gis nañ ne depuis feebar bi ba mu wàccee ci entreprise yu mag yëpp bu ci mel ni fii RTS mën nañ ko wax de manière régulière dañuy def li nga xamante ne mooy désinfection et d'ailleurs agent yi nga xam ne ñu ngi nekk ci système d'information bi sax dañuy yónnee SMS ne prenez vos précautions tel jour dañu désinfecter fi nga xamante ne mooy triangle sud bu ñu fa jógee le lendemain dañuy ñëw nettoyer fi nga xamante ne mooy ancienne maison loolu lépp nag ñu teg ko ci loxo li ñu naan les comités d'hygiène et juste pour rappel comité d'hygiène yooyu ministère du travail ci boppam moom moo ko exiger ne bépp entreprise boo xamante ne taxaw na ay nit di fa ñëw di liggéey di dem dañu war a am loolu nga xamante ne mooy comité d'hygiène bi pour aar ak yelleefu liggéeykat yi fa nekk mais surtout seen sécurité ak tamit cet bi nga xamante ne moo ci war waaw d'accord loolu laa ci bëggoon doole. am na solo am na solo. fii moom ñu ngi désinfecté ñu ngi nettoyé. ñu ngi désinfecté ñu ngi nettoyé sotti ci ak def si. pour le bonheur de tous les employés. macha allah ñu ngi leen di sant di leen gërëm à l'équipe qui est chargée de ça. alors defe naa ne li nga fi indi de moom mat na sëkk de. waaw mat na sëkk de tey mu nekkoon métier désinfection ak nettoyage. mu nekkoon comme métier de la semaine du ñàkk beneen yoon ñu andiwaat beneen métier bu am solo comme ni ñu koy faral di defee rek. ci biir métier de la semaine ci biir tam-tam saa su nekk. c'est suñu mbégte lay doon ñun ak ñi seetaan ñëpp. sujet yi ngeen di indi macha allah dafay am solo lool. waaye tamit Maimouna ñu génn ci week-end bi ci benn tiis boo xam ne jot na fi wàcc ci Sénégal muy génnuk àddina maître Alioune Badara Cissé. ñu koy gis nii ci écran bi. mu doon un grand homme. góor goo xam ne. mat na taxawaayam ci réew mi ndax ku nekk jooy na ko au niveau national africain et international te defe naa ne am na loo xamante ne am nga ko ci souvenir ci moom cet grand homme à qui nous rendons hommage di ko ñaanal yàlla nag yàlla xaaree ko àjjana yu gën a kawe yàlla may xolu mu njabootam ak Sénégal gi yëpp ak képp koo xamante ne rek mës nga jëflanteeg moom ak surtout son excellence monsieur le président de la république mi nga xamante ne ñoom ñaar benn la ñu woon duñu ñaar waaw rugi billaay fi nga daanalee foofu laay jëlee rek li ñuy njëkk def mooy jaale ko ki nga xamante ne mooy njiitu réew mi son excellence le président Macky Sall jaale ko tamit képp koo xamante ne jege ñaaleem la njabootam ak Sénégal yëpp
daanaka mën nañu wax Afrique ak àddina yépp ndax maître Alioune Badara Cissé ni nga ko waxee ñëpp jooy nañ ko ba pare dee bi dafa bette waaw bett nañu bëri maa ngi gis sax ci suñu journal télévisé élément boo xam ne def nañ ko fële ca Saint-Louis bañ fa demee ginnaaw ba nga xamee ne làkku na ay doomu bàjjanam ay doomu nijaayam ñu jooy parce que nee na ñoom yëguñu feebar sax ñu xëy rek ne leen Badara dem na donc nekk na un coup dur boo xamante ne vraiment metti na mais dañu gëm yàlla rek delloo lépp si yàlla ñaanal ko yàlla fële nga xamante ne denc nañ ko fa ca Touba ñu fàttali ne c'était un fervent talibé mouride yàlla na ko fa yàlla yërmande yàlla fekk yàlla boole yërëm ko jéggal ko moom ak ñeneen ña fa nekk yëpp man nag benn anecdote bu ndaw boo xamante ne dinaa ko seede tey ma dund ko ak moom maa ngi koy wax sànq avant ñuy dugg maquillage ma naan man maître Alioune Badara Cissé ba ma déggee dëj bi damaa am lu ma metti après ma xalaat mbaax gi ma xalaat générosité gi ma xalaat ni mu meloon te ndekete yoo man loolu ma dund ak moom ñu bëri dund nañ ko ak moom ndax ku ne bind na may fàttaliku ma demoon fi Saint-Louis boobu maa ngi nekk jeune reporter doon liggéey ci une radio privée de la place ñu demoon ci couverture li nga xamante ne mooy célébration 300 ans de la ville de Saint-Louis comité d'organisation bi bon comme d'habitude duñu matale lépp xëy na ñu ñëw ak si man maa ngi àndoon ak sama yeneen ñaari naataango journaliste ñu waroon ñu loger après ñu ne ñu il faut patienter parce que chambre yi fu mu ne nii jeex na après ñu taxaw noonu moom nag moom d'abord facile comme ni ma ko waxee noonu mu ñëw nuyu ñu ne ñu yéen xanaa ñu bees ngeen affaire yooyu après ñu présenté wu ku nekk wax ko fi nga nekk après mu ne ñu vous logez où donc waxee loolu ku nekk xool sa morom après mu xam ne ñii daa mel ni dañoo xaw a tumranke ci saa si mu dem fi nga xamante ne mooy hôtel de la Poste je parle avec la voix empreinte d'émotion parce que dafa marqué jëf bi xamuñu gis ay ndaw yuy soog a jug mu ñëw mu jàppale leen mu ñëw moom moo ñëw mu génnee ci xaalisam jëlal ñu chambre bi nañu toog leen fii ngeen dal fi ba ngeen di dem ba pare yemul ci loolu mu dugal ñu ci oto bi yóbbu ñu ba ci cérémonie officielle bi nga xamante ne ñu ngi ko doon defee ci beneen booru li nga xamante ne mooy île bi donc dañ koy ñaanal yàlla rek seede boobu laa bëggoon a indi et puis baax moom bu ñu ko doon wax mu ngi noonu daal waaw gis nañu témoignage yi jóge fu nekk boobu laa gëj am ak moom contact nii mais sant yàlla daal ci ko ñaanal bu baax itam Seynabou ñëpp benn wax bi la ñu wax mu nekkoon ku simple koo xam ne franchement approche am ci nit ñi ak kilifa gi mu doonoon boo nekkee reporter ci terrain bi boo yegsee ñëpp daal moom dafa wàccee boppam tellement que boo yegsee fa mu toog dafay jóg ñëw nuyu ñëpp du bàyyi kenn en plus li ma marqué ci moom lu mujj li ma gis ci moom muy dernière sortie ci événement mars bi ñu génn ndax discours bu wàccee ñëpp la discours bi nga xam ne tension bu yéegoon rek ak fa nga foo mënti tolloon rek ci période boobu noonu dangay daal di wàcc kon mu nekkoon fédérateur régulateur kon loolu rek la ñu mën a téye ci moom di ko ñaanal tamit te di jaal njabootam bu baax a baax di ko ñaanal bu baax a baax suuf oyof ci kawam te yàlla xaare ko àjjana yu gën a kawe alors dinañu dem aussi ci sport un tout petit peu parce que mënuñoo ñàkk a wax ci Sénégal mi nga xamante ne alors jël na 4e place contre la Suisse dañuy dem régie dellu siwaat mën ci waxtaan alors le Sénégal qui finit à la 4e place mooy mun a ci beach soccer mu nekk jël 4e place rek 9-7 contre la Suisse ñu koy gis nii ci image yi mu doon xëy na njàmbaarte ci ñoom ndax xëy na yaakaaroon nañ ko xëy na yaakaaruñu ko woon mais ba tey mbégte la ndax jombalewuñu seen bopp résultat yi ñu am parce que ils ont été formidables joxe nañu li ñu am xëy na fii la yàlla ne woon dinañ fayam may mën a waaw wax nga dëgg loolu la mbégte la gaa mais tamit une petite déception de la part de nous ñun ñi nga xamante ne ñooy supporter rek yooyu amoon nañu yaakaar comme bale passé demoon nañu ba quart de finale bi pas ñu ñëw dem ba demi-finale amoon nañu yaakaar ne xëy na dinañ franchir étape boobu noonu ba dem ci li nga xamante ne mooy finale bi mais dans tous les cas daal Sénégal man damay jàpp ne am nañ ci ndam
ndax ndaje boo xamante ne adduna yëpp ñoo fay daje. yow nga nekk un pays africain nekk ci li nga xamante ne mooy nga yor raaye bi. nga dem représenter tout un continent. boo demee ba àgg fenn fii yaakaar naa ne sant yàlla la daal. sant yàlla la bu baax. basket aussi gis nañ ne ñu ngi ci 3e match de poule le Sénégal nekk vainqueur ci 98-65 qualifié ci quart de finale. nekk nag premier de son poule ndaxte ñu ngi koy gis ni ci image yi ñu wane ci njàmbarte nag ñu wane ci njàmbarte bu mat sëkk ndax suñu lion yi nag xam nga ne nag Nabou vite fait rek xam naa ne xam nga ci sport daal yaa ngi ci biir. maa ngi ci biir ay jàmbaar lañu ñoom lion du basket yi en plus sélection bu baax la ñu def. te it dañoo jox chance ñi nga xam ne ay locaux lañu. ñoom it ñu ngi wane seen bopp. ñu ngi wane ne itam rëccuñu lu tax ñu boole leen ci sélection bi. di leen ñaanal rek ñu dem ba andil ñu coupe bi. loolu la ñuy ñaan te équipe bi ma gis am naa yaakaar ne mën na fee andi coupe. am nañ taxawaay bu dëgër Aïcha mu doon suñu lion de la Teranga ñun ñëpp nag ñu war a mànkoo comme ni ñu ko daan defee d'habitude dëgëral leen daal. waa Rougui laal nga aspect bu important parce que il faut que ñu continuer supporter. parce que ñun souvent dañuy commencer benn affaire dañ ciy nekk. après bu leneen amee ñu commencer bàyyi wala ñu bàyyi xel ni sport yemu ci football. surtout donc basket baa ngi fi comme ni ko Seynabou waxee mu doon sélection boo xam ne ni ñu ko defee déjà dafa doon lu baax. donc bu ñu leen mënee encourager ñu gën a jëm ci kanam ñu andil ñu coupe bi incha allah. nañu roy ci jigéen ñi rek. royee ci gaynde jigéen ñi rek dinañ mu baax de waaw ñu jéem a roy ci jigéen ñi comme jigéen ñi ñoom vraiment ay jigéen ñu mën góor la ñu ngi battre le beurre ñu ngi battre le beurre ci domaine yëpp nag macha allah Maymouna loo ci bëgg a sànni rek ñu jeexal en beauté. waaw bon xam naa ne damay dellu si waat ci sama label bi rek. waaw comme tey dañu amoon c'est coloré moom. waaw c'est coloré alors sànq maa ngi yëkkati li nga xamante ne mooy serre-tête bi. mais lii tamit ay lam la yoo xamante ne ñii di téléspectateur wu Tam-Tam rawatina label 221. ku ci bëgg rek da ngay dem ci li nga xamante ne mooy Facebook bi. nga xool page RTS de Sénégal. bu ko defee di nga mën a gis émission bi nga xamante ne def nañ ko tey nga commenté ko. wane yow consommer sénégalais fan la toll ak label 221 bu ko defee après lam yi jàppal na yaay borom mun nañ la ko yónnee jox ko cak-cak mu indi ko comme kii keroog semaine passée cak-cak la indi woon boo amee jotam mun nga doxantu ñëw ba 58 boulevard de la République n'est-ce pas donc am na lam yi am na collier bi ak lii ëppukaay bu rafet bi nga xamante ne jonga ma macha allah waaw nekk lool ci Rougui c'est coloré ak nekk na ci man Aïcha xoolal ma pochette ba ne gis nga ko macha allah ak sama jongama bi nga xam ne pañe la def ay bijoux nag ci biir ay surprise ngi noonu kon Rougui dama lay sant gërëm la bu baax a baax remercier téléspectateurs yi nga xamante ne ñu ngi doon topp remercier suñu invité madame Ndeye Amy Dia mi nga xam ne moom moo jiite section couture ak section couture noonu la couture ak teinture au niveau du village artisanal de Soumbédioune di nuyu artisan yi fa nekk yépp remercier également artisan boo xamante ne saa su ne moom mu ngi ànd ak man di ma jàppale ñu koy wax Lamine Ara création moom nag mu ngi nekk fële ca centre de bopp en face rue 5 numéro téléphone am nekk 77 557 52 84 kon gis nga pagne tissé bi xaw ma nag seetlu nga ko boobu ba léegi ay pagne tissé laa lay indi la ay pagne tissé nga may macha allah am na solo moom daal loxom daal xam naa ne loxo bi baax na mu ngi noonu merci beaucoup c'était un plaisir yow tamit Nabou li nga indi woon am na solo. on a bien apprécié. surtout en ces temps d'hivernage aussi. macha allah comme nuñ koy defee rek ci métier de la semaine métier yu am solo métier yu làkk woon métier yu ñu fàtte woon du ñu bàyyi dara métier yëpp dinañ leen ko andil amoon na mbégte teewaat fii ci seen émission Tam-Tam di jaajëfal bu baax ki nga xam ne moom a habillé borom Kéman Couture nekkee fële ca Guédiawaye en face stade Ndiarème numéro téléphone am di 77 151 14 14 99 77 151 14 99 di leen jaajëfal bu baax. macha allah alors Aïcha. Aïcha gunge bi am na solo lool.
ñu kontaan ci nag. man maa leen ci gën a kontaan parce que dama ñëw fekk plateau bu yaa ngi fekk fi Rougui fekk suñu invité Seynabou ak itam Maymouna te comme li sànq li Maymouna wax plateau bi coloré na gis nga sama pochette bi nii Rougui. ànd ak li ma sol ba dee. jekk na boo ñëwaatee nag loo ñu fas yéene indi. waaw Rougui man war naa ñëw mercredi prochain incha allah li ma bëgg a andi mooy wàllu Covid 19 comme. temps bi ci loolu lañ toll c'est d'actualité toujours donc Covid-19 ak plage c'est-à-dire jeunes yi nga xam ne fa la ñuy dem ñu ngi dem plage parce qu'il faut le dire il fait très chaud actuellement te itam plage ku ne xam ne ni bërëb de rassemblement la amul takk masque kenn du sangu di takk sa masque donc c'est très important ñu dem fa xool ñi fa nekk ni ñu koy dundee ndax ñi ngi jël seen matuwaay ak yu mel noonu dina am solo bu baax a baax te ce sera notre grand plaisir inchallah donc ba mercredi prochain inchallah alors Ndeye Amy dañoo am mbégte nag ndax li nga fi indi am na solo liggéey bi am na solo xam-xam baa ngi fi te nag ngeen doon ay jàmbaar yu am solo yéen ñëpp ñi nga xam ne yéen a nekk village artisanal bu Soumbédioune ñi ngi leen di nuyu ñoom ñëpp di leen sant boo demee eggali ñu nuyoo bi ñu bàyyi la nga tàggatoo. waaw maa ngi kontaan ci yéen vraiment ni ngeen ma invité ma ñëw ci plateau bi fekk fi sama mbokku jigéen yu jongoma yi macha allah plateau bi yaa ngi ba bëgg a dee. yow la ñu jàppale rek. ngeen invité ñu. xam ne seen ay nawle jigéen lañu. bon bëgg dara bëgg réew mi jëm kanam. comme ni ñu ko waxee sànq rek. jigéen ñi moom xam nga rek moom. ñooy réew mi maa la ko wax li ñu des ginnaaw. waaw kon maa ngi nuyu tam sama mbokku artisan yi nga xamante ne ñoom laa bàyyi ñu nekk village artisanal Soumbédioune. vraiment maa ngi leen di nuyu ñoom ñëpp di leen jaajëfal daal. waaw di leen wax ne kontaan naa trop ci plateau bi maa ngi leen di remercier bu baax. merci beaucoup. merci beaucoup à toi aussi. alors dañ leen di jaajëfal yéen ñi nga xam ne saa su nekk yéen a ngi am mbégte toog di ñu suivre ci Tam-Tam bu leen bouger nag toog leen wéyal seetaan suñu ay programme li des ci guddi gi ñu ngi leen di ñaanal guddi jàmm ñi reeragul bon appétit di leen wax ne rek ba suba ci heure bii sur la RTS 2 jërë ngeen jëf.